sama gars jégalu la vidéo bi moo dagg ko parce que ki moom sama portable moo vide quoi mais taal naa beneen portable man damay doxantoo ñetti portable j'espère bien que vous êtes là maa ngi jégalu bu wér portable bi moo sama gars maa ngi jégalu bu wér portable bi moo vide fay ma jëlaat sama beneen portable ndax léegi damay doxantoo ñetti portable quoi maa ngi jégalu bu wér ñuy continuer policier boo xam ni da lay jàpp jiiñ la ndax da nga ñàkk carte d'identité mu mun la tëjlu ci kaso bi ndax da nga ñàkk carte d'identité di la fayloo 6 000 francs pourquoi fu nga ko teg ana 15 millions d'habitants yi kan mooy jóg léegi ne policier bi joxuma la nday 6 000 francs carte d'identité mooy pour carte d'identification carte pour identifier nit ki la kan moo pare may saaga nday nga naa ma la tëj waaye xoolal damay daggal nday la police fuck the president fuck the minister what the fuck is going on bullshit chaque jour ñu saaga seen nday ngeen taxaw di ko xool chaque jour président bi saaga seen nday ministre yi saaga seen nday député yi di saaga seen nday ngeen taxaw di ko xool mais saaga seen nday parce que ñoom ñi ngi saaga seen nday nga naan ma bul saaga bullshit rascal motherfucker chaque jour ñu toroxal leen néewal leen dool ab lekku leen naanu leen nalawu leen ñu leen di saaga nday may taxaw di saaga seen nday ñooñu ngeen war a taxaw di bi ngaa nobbul saaga man ma am ay arguments yu ma mën a défendre j'ai pas besoin d'insulter pour exister parce que j'ai des arguments solides j'ai voyagé j'ai lu j'ai vécu donc j'ai un vécu man mun naa expliquer sans saaga parce que man taanu moo ma saaga mais saaga c'est juste benn degré mer la kan ci yéen moo musul saaga kenn dem jàpp ba set ñëw waat na musul saaga maqaamay mer la rek maqaama tolluwaay la amul ku dul saaga ci yéen seen papa yeeg seen yaay yeeg seen bàjjen yeeg seen tante yeeg Sénégal kuy dox daa ngi saaga kenn ci yéen bu am fit ñëw jàpp ba set ak lu nga gëm ne musuma saaga ndey musuma saaga baay barki alxuraan ku ko def tàkk ku ko def ci yéen tàkk jëppet hypocrite musul weesu ñu leen di saaga di leen toroxal def leen ni nga xam ni ngeen di mel ni mala nit taxaw di rayanteeg nday ñooñu di jaayanteeg nday ñooñu ba kanam ngeen ñoo bul saaga te chaque jour ñu saaga la kan ci yéen na ma kenn wax na kenn jàpp ba set taxaw ne moom jël kaamil teg wala jël bible teg ne man du ma saaga musuma saaga koo ko def tàkk nday jëppet saaga kat ngeen doon kan moo to muy sama papa day saaga dégg naa ko muy saaga sama yaay seen yaay yi seen papa yi Sénégal ñëppay saaga nday ñëppay saaga nday il faut être hypocrite pour taxaw naan ay saaga man ma gisee Sénégal bi wax dama non grand saaga ma ne dama nga jàpp ba set nga indi kaamil nga waat ne yow musoo saaga nday nga waat ne musoo mer saaga nday nga waat ne musoo toll ci ay tolluwaay saaga nday na ma kenn wax donc bu ma saagaa nday xameewu leen ma ko dofu ma jinne jàpp ma du ma saaga nday mais bu ma saagaa rek c'est parce que dama am tolluwaay dama mer quoi gis samay waa réew ni ñu leen def gis ne ni ñuy tooxalee sama réew bu mu mënu woon sax damay jooy di yuuxu ndax li may gis ni ñu def samay réew jàpp ay nit di rey police di rey ay nit di tirer ci kaw ay nit te yëpp ci commandement la ñuy doxee ci ministre de l'intérieur kat screen tirer fa tak pum mel ni ñu yore ay xar mel ni ñu yore ay bëy mel ni ñu yore ay nag xanaa sax fii animal boo ko defee tëj nday ci kaso bi Europe Amérique États-Unis fii nii Canada jëlal benn bëy bu muus buy romb fii ma dóor nday fetal dañ may tëj nday à vie muus laa la wax muus bu ma ko dompatee fii au Canada muus bu ma ko dompatee barke alxuraan damay dem kaso bi muus bu ma ko dompatee dem ci kaso bi nit ñëw taxaw laa la wax taxaw karaj nit yuy jooytu ne dañoo mar naan dama mar naan nga war ma jox ndox mu baax on a besoin de l'eau potable policier ne nii gendarme ne nii karaj bal ñëpp foog ni ci kaw lay tuur muy téere nit yi tël bal di dal ci ay bëtu meer yu daanu di seen deret di tuuru deret bi sangu ko ñëpp gis nañ vidéo bi tëll ci ay meer tëll ci ay xale muy dal ci seen tànk yi di dal ci kenn waaye saaga nday boobu lan moo ko raw mais xanaa yi dooleen nit ñooñu mérite ñu toj seen job nday parce que xaw ma sax saaga bii mais dama koy def tey ñooñu dañoo mérite ñu toj seen job nday
doomu kat seen lëfal nday yi jël ay fetal di tiire ci kaw sénégalais yi di jam ay bëtu ay maire di jam ay bët tànk xool démb lu am Kaolack policier bu ñëpp lëfal ndayam boobu lu mu def j'ai son nom ici François Sock la tudd un policier bu mu bokkal commissariat moo mën ne jox tur bi tuddul François Sock policier moo na ma grand waxal ci lii François Sock bu ñu àndal di liggéey moom moo fiir booy bi moo ko teg François Sock commissariat central de Kaolack dawalal na adjoint au maire adjoint au préfet adjoint au préfet de Kaolack François Sock dawalal na ko adjoint au maire bu tudd Alpha Diallo François Sock dawal na ko il est venu à Kaolack affecté à Kaolack en 2016 un policier moo ma ko wax amu seen xol yi seddul François Sock moo fiir booy bi mu nekk entre la vie et la mort mi ngi réanimation entre la vie et la mort jawal nday oto gis leen mu ne moom ñu ne booy dañ leen doon sànni xeer dañ doon rëcc embuscade bi jaar nday ci kaw booy bi jaar ci kaw bum est-ce que bu doon rakam la dina ko def est-ce que papam bu fa taxawoon dina ko def est-ce que yaam bu fa taxawoon dina ko def jaar ci kaw nit mu munoon doon yow nga munoon nekk foofu mu munoon doon sa papa mu munoon doon sa yaay mu munoon doon sa rakk mu munoon doon sa mag mu munoon doon sa jarbaat François Sock taal oto bi jaar nday ci kaw boy bi Aline Badara Diouf jaar ci kawam François Sock le criminel François Sock au commissariat central de Kaolack le chauffeur de l'ancien préfet de Kaolack Alpha Diallo François Sock ñu ngi ko affecté Kaolack en 2016 affectation François Sock tuddul Franck ñu ko ñëpp bind François Sock l'assassin le chauffeur moom moo fiir booy bi te moo ko tey policiers yi newoon ci biir benn pol man Kaolack laa dëkk canadien yi sax ak may reetaan dama xol neexul quoi canadien yi sax ak may reetaan ndeysaan mais ndimbal yàlla lañ am ñu ngi juddoo ci dëkk yu baax yi ñoom tam ñu teel a yow xam nga nañ ma reetaan maa ngi fii booy ñàkk tooy xep xola sama baat bi dee may yuuxu nday fii ñoom ñi yor ñoom ñi ngi may seetaan fu mu ne ni mi ngi mel ni football léegi ñoom ñi ngi ma wër sax ndeysaan ñu ngi ma wër sax nu may def sama gars yi baal leen ma de baal leen ma nattu yàlla laa yor de veuillez m'excuser monsieur veuillez m'excuser nu may def dama am nattu yàlla mënoon na ma judduloo feneen quoi malgré noir sax ma judd feneen ma bañ a judd ndey Sénégal quoi bañ a xam sax ni Sénégal am na mu yàlla mënoon na ma dimbale quoi nag foofu rek la ma tegee nattu mënoon na ma dimbale judduloo ma feneen au moins je saurais même pas ni Sénégal existe. Veuillez m'excuser les cris hein. Veuillez m'excuser. Yeah, thank you. I'm talking about my fucking town, Sénégal. This bullshit town. sonn ndayam quoi ndax ñi man ñeneen ñi juddoo ci yeneen dëkk yi ba ñooñu am nañ jàmm de François Sock dawal oto bi bu mu fiiree am na ku ko taxaw na ko mais gars yi yow ci kaw nit bi ngay jàll nag mu ne non gars yi dañ ñu embuscade dañoo newoon ci foo xam ne gars yi ñu embuscade di sànni xeer il fallait ñu jaar ci biir ci peuple bi il fallait ñu rey leen pour mun a jàll ñun dem pour sauver seen bakkan li neex na ngeen tege ni ma mënoon dem nday lijjanti sama bopp feneen naan sama yu sedd dem dund yeneen dëkk yu baax yi nekk fii di rey nday sama bopp bullshit oh my god François Sock l'imbécile la nii la El Capo dafa rey nday booy Thiès bi François Sock ngi nii nag yóbbu booy bi Aline Badara Diouf mu nekk réanimation entre la vie et la mort yan saaga nday yooyu mun ngeen ko effacer yéen saaga nday crime bu ñu reyee sa baay saaga nday boobu di nga ko mës a fàtte bu ñu reyee sa yaay saaga nday boobu di nga ko mës a fàtte ci injustice bu ñu tëjee sa frère saaga nday boobu di nga ko fàtte ci injustice bokkul ak benn Mollah Morgun ne sa dëjëw nday Macky Sall boo xam ne léegi nga fàtte ko léegi amul fenn fu mu ko takk dëjëw nday Macky Sall amul fenn fu mu ko takk waaye Macky Sall bu reyee sa baay dina kër gi yëpp la yàq Macky Sall bu reyee sa yaay kër gi yëpp la yàq Macky Sall bu tëjee sa jëkkër kër gi yëpp la yàq Macky Sall nga tëj jëkkër jàmbur Aline lu mu tudd Karim Xurum Xaq Abdoul Karim Gueye ci kaso bi Macky Sall la séparé avec sa femme tëj ko ci kaso bi saaga nday boobu est-ce que effacé wu na Karim du ko mës a fàtte Sénégal du ko mës a fàtte saaga nday yooyu ñoo gën a bon il a séparé Karim Xurum Xaq avec sa femme avec son enfant yóbbu ko ci kaso bi
il a séparé comment dire Assane Diouf séparé koog jabaram ne États-Unis mu indi ko Sénégal tëj ko ci kaso bi saaga ndey yooyu yéen xam ngeen ko yéen boo leen déggee saaga ndey rek ay sa dëjëw ndey la ay sa lëfal ndey ngeen foog ne loolu mooy saaga ma ne lëfal ndey Macky Sall man Mollah Morgun maa ko wax te dinaa ñëw xam nga loolu sax talu ma nekk ci monde bi naan damay daw di la làqatu sa dëjëw ndey sa lëfal ndey yow Macky Sall man talu ma daw di làqatu fenn dinaa ñëw foofu te dinañ tas sa cottu ndey yow Macky Sall doomu dëjëw ndeyam bi sa lëfal ndey saa yoo yeewoo yow Macky Sall maa ko wax sa lëfal ndey saa yoo yeewoo man mënoo ma jëli fenn parce que amoo pouvoir bi bu ma doon toog fi ba di la saaga ndey ba ginnaaw soo mënoo ma jëli ndey fenn te fu ma dem wax la bu ma duggee France ne la maa ngi France ñëwul ma toj sa cottu ndey yow Macky Sall bu ma jógee France dem Espagne ne la ñëwul ma toj sa cottu ndey mayoo ma fu ma dugg mun naa fa dugg fu monde bi yëpp laay wër boo ko seq ak man danaa toj sa job bu ndey man du ma ay Assane Diouf yi ngay jàpp de parce que dañu ay yoruñu këyit wala leneen de man mënuloo ma toj lëfal ndeyam te boo ma laalee sax danga may pouvoir boo ma laalee danga may ndey pouvoir yor naa sama làmmiñ yor naa sama gémmiñ damay rab di dëkk ndey ci monde bi di wër la mag biir kaso bi prisonnier politique la fu ma dugg ñu ne ma kaay asile kaay ñu jox la asile kaay ñu jox la asile politique comme ni fi Souleymane Jules Diop defoon comme ni fi ñoom Souleymane boo ma laa danga may gën a siwal mu ñu bind ma ndey ci partout ci monde bi ma yor ndey sama micro nag di wër di rab ndey partout di la wan ne man dañ maa tëj ndax dama doon wax dëgg le fal ndey Macky Sall man maa ko wax kaay jàpp ma man du ma toog fenn di la xaaran waxtu bu jotee damay dugg ndey Sénégal ma wax la ba xam mënal nga ma lëfal ndeyam tot ndeyam mënaloo ma ko sa dëjëw ndey Macky Sall sa lëfal ndey yow ak say doom ak say jarbaat ak say sët ak say gorog seen tot ndey doomu dëjëw ndeyam mi nit bu katt sa ndey bi yow ku la fal ku dëgg ndeyam la ku la fal ku tot ndeyam la bu weesoo koo xam ne moom il est inconscient képp ku la fal ku toj sa tot ndey nga képp ku fal Macky Sall te nga conscient sa lëfal ndey saa yoo yeewoo sa dëgg lëfal ndey ñoo mu tot ndeyam yi yow mu lëfal ndeyam yi vous êtes là di jàpp sama askan toroxal leen néewal leen doole man tàmm may saaga sama xol moo fees man j'ai des arguments solides yoo xam ne foo ma taxaw ba barki démb télé taxaw na fi di ma invité man ak ñoom APR dañoo daw waqeet bu doon damay saaga ndey duñ daw de dañoo xam ne argument yu katt lëfal ndeyam laa yore bu ñu ñëwoon dinaa toj seen cottu ndey ba bu ñuy ñibbi dañuy raam dinaa leen juutal di katt seen lëfal ndey ba bu ñuy ñibbi ñoom waa APR dañuy raam mais dañoo daw lan moo tax journaux yi invité ñu télé yi invité ñu daw bu doon keneen la amul ay argument dañuy ñëw jàkkaarloo moom paqueté ko de mais journaliste bi mu ne leen dañuy invité dañuy def duo bu ne Mollah Morgun ñu ne daw parce que j'ai des arguments solides bu ma saaga ndey rek c'est parce que pour ne pas entendre le bruit de l'ennemi il faut en faire autant Macky Sall emprisonne les gens parce que dañ koy saaga ndey Abdou Karim Gueye nee na dafa saaga mu tëj ko ci kaso bi Assane Diouf nee na dafa saaga mu tëj ci kaso man maa la saaga sa tot ndey yow Macky Sall sa dëgg la fa lu ndey maa tëb lëmbal tëbati lëmbal pitax bu ndaw jóolóole sa yaay damaa neex yëkkatil tam-tamal katt ko sa dajo bajo bu ndey yow Macky Sall mu jur ndoxum guro ma nga lay xaar ak képp ku ma ne bàyyil saaga sa dëjëw ndey képp koo xam ne tam nee nga ma bàyyil saaga sa dëjëw ndey saa yoo yeewoo sa dëjëw ndey sa digg lëfalu ndey ma koy macc ba naan ndox mi sa lëfal ndey bu mu ubbi dugal sama bopp bi naan ndey sa jiw ndey képp ku ma ne bàyyil saaga maa ubbi sa dijj lëfalu ndey dugal sama làmbiñ mi naan ndey sa bajo sa ndoxu bajo yaay bi ba mu jeex tàkk képp ku ma wax bàyyil saaga rek yeneen foo ne yéen ñun tàmmuñu sax ñun mbedd mee ñu yar ndeyam de street bee ñu yar mbedd mi amul lan ndey lu ngeen mun a won luñ kiiwul ñun ñu toog ne def kuul yor sañu argument yenn wuy sa nangam taan ndey maa la dàq ndey saaga damay saaga wolof di saaga bambara faaforo den i juukili mambuso beedaa ye joni jonu ko te faafro kana beta faafro mu ko danasi i baabe kana beta damay saaga bay saaga ndey espagnol saaga bambara di saaga man mbedd mooma yar ndeyam kenn dàquma saaga ndey ku ma ne sa bàyyil saaga ndey sa dëgg la fa lu ndey saa yoo yeewoo naan naa sa ndoxu sa bajo ndey naan naa ndox mi yëpp ji bi yëpp sa baay bu dugalee koy bi du daj dara waaw man maa ko wax bullshit
nga jàpp nday nii di toroxal di ñëw jàpp sénégalais yi di ray nday nii comme ça di tirer ay balles ci seen kaw ay balles réelles ci seen kaw il faut être hypocrite pour taxaw sax ne non ma la bàyyi lii wala bàyyi le ku ma man xooloon du ma booy bu ñu daan bàyyi le du ma booy bu ñu daan bàyyi sa bàyyi laa tolloo laa la wax lu ma jàng sa baay jàng ko lu expérience yu ma am sa baay amu ko fu ma dem sa baay demu fa lu ma gëstu sa baay gëstu ko ñu ma dajal sa baay gëstu ko du ma booy bu ndaw bu ñu naan bàyyil wala booy bu nangam du ma kenn man ab kilifa laa kilifa magum jëmm kilifa laa am bopp bu dee tukki mooy may expérience tukki naa monde bi yëpp bu dee jàng mooy may jàng naa livre yëpp bu dee liir naa livre yëpp bu dee bandi lu dugg naa ndey ci train marchandise express marchandise bi nga xam ne amul fu ñuy toog di toog ndey ci ay këriñ di jóge Tamba di def Diourbel di def Thiès di ànd ak fàqman bu dee ay fàqman ànd naag fàqman bu dee Baye Fall ànd naag Baye Fall amul loo ma mun a jaay amul loo ma mun a jaay du banditisme du ay wuyul amul lu ma ne mun a jaay bu dee xam-xam moo wan la xam-xam bu dee da ngay bandi moo wan la ni yow gënoo ma wuyu gënoo ma nekk wuyu bu dee baax moo wan la gënoo maa baax donc ñaanuñu yàlla sax nekk ci ay mbon il faut que sénégalais yi Macky Sall respecte sénégalais yi un président qui tâtonne depuis qui tâtonne nekk fii di tâtonner jàpp askan wi sonal leen jàpp nit yi di tiire seen kaw jàpp ay nit di tëj jàpp ay nit di tëj di toroxal c'est pas normal nan ngay mën a nekk ci ab kaso ñu jël Guy Marius Sagna tëj ci kaso ñii ñu bàyyi leen tey ñii ñu bàyyi leen 2 mois ñii ñu bàyyi leen 3 mois muy injustice totale sénégalais yëpp gis ko xoola saaga ndey boobu lu mu saaga sénégalais ñëpp ne tekk ubbi jàkka ubbi juma jàpp ab sëriñ jàpp ay kilifa di leen toroxal Karim Xurum Xaq taxaw ne leen c'est pas normal ubbi leen jàkkee jumaa yi te ngeen bàyyi sëriñ si ngeen di jàpp di leen néewal doole commissaire yow gëmoo gënoo sëriñ si xalif gii nga jàpp di ko jéem a néewal doole di ko jéem a wàcce di bugg a suul ay maqaamam foo ko teg taalibe yi ñoo seetaan dañ la waroon futti taatu neen nga xam ni lépp dëgg la ñu jël ko tëj ci kaso Assane Diouf ñëw taxaw di def ay live am naan leen école bi waru leen ko ubbi parce que pare wu leen gi luñ ko def tëj ko ci kaso bi xaaral ma fàttali leen sax mbirum Assane Diouf bi Assane Diouf ak lu mu daj ci kaw ci policiers yi non mais Sénégal il faut nga bon sax pour mun a naan ay xaw ma nag ba xam di ngeen dégg saaga dama leen bëggoon wax rek kii témoin oculaire la woon ci lu bari ci Assane Diouf léegi bon boo leen déglu tam mooy déglu di leen wax quoi lu Assane Diouf dund bàyyi sa vidéo bi nga def ci Assane Diouf laa doon déglu laa doog a seetaan nii am na jàngat yu ma ci def parce que lu bari dama ko fekkee Mollah Morgun lu bari dama ko fekkee déglu affaire Assane Diouf bi grand li nga ci wax noonu la demee man du luñ ma nettali ma la luñ ma wax mooy dama ko assister gis nga jugement Assane Diouf duré toute une journée lu laar laa lay tegal man ci boppam maa jël réaction yi Maître El Hadji Diouf moo nekkoon avocat am maa ko filmé ak sama téléphone maa ngi ak vidéo yi ak Clédor Sène mi ngi fa woon gis nga jugement bi keroog daf ma jaaxla jugement bi dafa dem ba 2 heures du matin 3 heures du matin yemuma ci loolu ci li nga wax ci sëñ Bass Abdou Khadre xam nga loolu lañ waxoon ne mooy prétexte buñ ko yow yaa nekkoon prisonnier ak détenu wala détenu bu gënoon
prison yi nekk Sénégal yëpp 33 ou 37 kaso yëpp moo Assane Diouf moo gënoon sonn ci prisonniers yi dañ ko isolé woon déjà Assane Diouf a été isolé chambre paquetage moom newul chambre paquetage moom kese Assane Diouf buñ ko jàppee devant juge bi da ko wax ne ko dañ ma isolé fu may dugg dañ may raam man Assane Diouf ci puxus bu ndaw lañ may fanaan pendant 13 mois parce que dañ ma bëggoon transformer benn animal yàq sama bopp bari na ñu nekkoon ci salle bi jour boobu ñëpp nañ doon jooy Assane Diouf nee na double fracture la am devant devant le juge Assane Diouf ne ko double fracture lañ dañ ma damm double fracture man kese man maa nekkoon man Assane Diouf nekkuma woon ak kenn benn chambre boo xam ne bu may dugg damay raam ñu damm ma double fracture ñi ngi déglu de kii seede la oh shit parce que affaire bi day leer quoi Assane wax ko juge bi dégg ko man Assane ku ma xool xam ne am naa kattan am naa doole waaye bu ma gisee nu ma taxawee nii boo ma gisee nu ma taxawee nii nga xam ne monsieur le juge amatuma benn doole sama kattan bi yëpp yóbbu nañ ko ci biir kaso bi juge bi teg chaise pour mu toog ci même biir jugement am juge bi dafa teg chaise pour mu toog ci kon nag mu ne juge bi rek war ak sama kii mënuma taxaw ak yow sax am force boobu noonu juge bi xëcc chaise tegal Assane Diouf ne ko toogal fii si chaise bi donc yéen a ngi dégg yéen a ngi dégg comme nit yi ñoom dañuy nalaw mais man moom damay topp action loolu lépp ñu teg ma ko te lu gën a garaaw lu gën a ruslu juge bi da ko doon reproché ñetti affaire ne ko yow yaa ni yow yaa saaga sëñ Bass Abdou Khadre juge bi ne ko yow yaa saaga sëñ Bass Abdou Khadre ñu dem ñetti approche ñett la ko approché mu ne ko Assane ne ko ci loolu Assane ne ko foo saagawuma ko dama ko laaj question mu ne sëñ Bass dama ko xam ñoo doon ànd bu ma doon ndaw ma dem États-Unis di liggéey moom mu toog Sénégal liggéeyul ma ñëw fekk ko mu yor ay milliards mu doon milliardaire te ñoo nekk ndawoon xam naa bu baax sëñ Bass Abdou Khadre mu doon milliardaire loolu laa laajte ne fan la jëlee alalam loolu kese laa laajte parce que dama koo xam bu mu avant maa dem ma ñëw fekk ko mu yor ay milliards ma laaj kii fan la jëlee alalam loolu kese laa laaj mais saagoo ma ko benn yoon ne ko génne leen vidéo fu ma saaga sëñ Bass Abdou Khadre lii la wax juge bi pour premier kii bi ñu dem te loolu la ko juge bi doon reproché te sëñ Bass Abdou Khadre te sëñ Bass Abdou Khadre ba léegi porté wul plainte yaa ngi ñëw di défendre ab nit boo xam ni ba léegi porté wul plainte mu ne sëñ Bass Abdou Khadre juge Assane Diouf ne juge bi génneel ma plainte sëñ Bass Abdou Khadre bu dee moom nga may jugé fii tey Bass Abdou Khadre génneel ma plainte bi tey juge bi mënul génne plainte bi te 13 mois lañ ko tëj 1 an 1 mois avant ñu ko jugé Mame Mor Mbaye mu ne Mame Mor Mbaye mooy ku ñëwoon xeex day rey Assane Diouf ànd ak ay xale ñëw tentative de crime la Mame Mor Mbaye doon jéem a def te mi ngi ci jàmm ma ngay ci salaam ma ngay dox léegi dinañ leen wax fan la Mame Mor Mbaye nekk parce que kii xam na bu baax affaire yi même bu dee dafa saaga sëñ Bass Abdou Khadre sëñ Bass Abdou Khadre porté wu ko plainte donc kooku kenn war na ko poursuivre sëñ Bass Abdou Khadre ne moom yëgul sax lan moo tax ñu yóbbu Assane Diouf kaso Mame Mor Mbaye doon wax naan dafa saaga sëñ Bass Abdou Khadre ab nit simple rek bu jógee fële ñëw taxaw ne kii dafa saaga sëñ Bass Abdou Khadre dañ ko war a rey dañ ko war a taal këram donc gis ngeen loolu ñu dem mu ne am na ñoo xam ne alal àdduna jaral na leen lu ne dañuy jaay Serigne Touba di jaay mouridisme bi di ko tayle pour am alal wala pour am position mu bëri na ci nag ci ay espèce wu du ma ne sax taalibi safrula ba ay espèce nit yoo xam ne ci sëñ bi la ñuy sàkketoo pour am ay daraja pour am ay maqaama pour voyager pour am ay milliards pour lor kese ñu dem Mame Mor Mbaye merci beaucoup
mu ne Mame Mor Mbaye barke alxuraan merci beaucoup Akhenaton xaw ma noo ko xamee moom la may wax nii ñaa xarañ loo boo leen xoolee ci sénabam def na benn ay jàng yoo xam ne ñaa xarañ gis nañ fa sëriñ Mame Mor Mbaye boobu noonu booy boobu noonu Mame Mor Mbaye mu nekk ci délégation sëñ Bass Abdou Khadre nekk fa jëwriñ chef de protocole waa ji moo koy wax lépp dañ ko def pour am xaalis pour doon dóorkat boo xoolaatee yenn sorti sëñ Bass Abdou Khadre tout récemment ñaa xarañ loo ci sénabam ci weeru koor gi ñaa xarañ moo nekkoon ñaa xarañ da doon sénab sëñ Bass Abdou Khadre ci weeru koor bi boo leen xoolee son bras droit de sëñ Bass Abdou Khadre c'était exactement Mame Mor Mbaye moo fa nekkoon moo doon wax dugal génnal sëñ Mame Mor Mbaye googu nga xam ne moo demoon pour def tentative de crime pour rey Assane Diouf ànd ak ay nitam sëñ Bass moom mi ngi ci tey jii ci bras droit sëñ Bass Abdou Khadre yi waa ji mooy wax de ay buntu la doon wut Assane Diouf wax na ko ci dernier live am bi ne kooku waaw waa ji sax nee na sëñ Mame Mor Mbaye safurlaa ma naan sëriñ Mame Mor Mbaye nee na ci nettali ay jaar-jaaru jàmbur ci ay nekkunu jàmbur nee na ci lay tukkee ci lay demee di ñëw ci la yore alalam tey jii ci la defar addunaam bi yëpp waaw nee na moom loolu la ñu dem waaw loolu moo tax mu rapproché sëriñ bi pour doon bëkk néegam mu ne ñu dem ci jugement bi ba léegi sëñ léegi waajooju noonu jógoon ne day dem rayi ji kii parce que daa saaga fen dafa yëngal aras ne Assane Diouf daa saaga sëñ Bass Abdou Khadre te Assane Diouf amul fenn fu mu saaga sëñ Bass Abdou waa ji dafa fen pour mun a am poste pour mun a toog ci wetu sëñ Bass Abdou Khadre pour tey ji mun a jëriñoo ànd ak moom di voyager di dem di ñëw di defar ay addunaam defar na famille am defar na yëppam lépp daf ko defoon rek juste pour position ñu dem beneen bi même juge bi doon juger procès bi juge bi dafa def benn vidéo de projection juge bi jour bi muy juge Assane Diouf dafa def benn vidéo de projection carrément xool leen mel ni kuy juger criminel mel ni kuy juger benn terroriste mel ni kuy juger ku doon teg bombe mel ni kuy juger ku doon rey nit yéen a ngi dégg mu teg vidéo de projection ci jugement wu Assane Diouf léegi juge bi ne day wane fan la Assane Diouf di saaga ak procureur bi ne Assane Diouf taxawal ñu wan la fu nga doon saaga ñu wane vidéo yëpp amul fenn fu mu saaga juge bi mujjee ridicule ñàkk fayda ñàkk xorom xamul nu muy def vidéo bi yëpp Assane Diouf ne acca bismillah ñu def vidéo de projection wane lépp gis ñu benn yoon Assane Diouf fu mu saaga sëñ Bass Abdou Khadre juge ba ne muut ne cocc waxul waxaanul noppi gàcce di ko rey Assane Diouf ne ko ana plainte ba tëj ngeen ma 1 an 1 mois ana plainte ba xamul fu mu jëm ana saaga ba xamul fu mu def mu jommi jaxle ñu dem waaw boobu mooy deuxième bi moom mooy fu ñuy wëree saaga bi ñu wër amuñu ko troisième personne bi juge bi daw nag daanu ci Youssou Ndour ne léegi yow sax da ngaa saaga Youssou Ndour déglu leen procès Assane Diouf bi pour ñu ko fekkewul ngeen xool gouvernement bandi doomu xaraam yi nan la ñuy sacrifier nit nan la ñuy sacrifier doomu aadama kuy xeex ne da ngay xeex te yàlla rek tax mais bu dee sénégalais yi rek nga dee ci kaso bi bu dee sénégalais yi rek ñu posone la bu dee sénégalais yi rek di nga desee sa xeex ñu dem troisième mooy Youssou Ndour ñu ne ko yaa saaga Youssou Ndour Assane ne Youssou Ndour ba léegi tam porté wu ma plainte yéen a ngi ñëw di ma wax waxu Youssou Ndour léegi porté wu ma plainte monsieur le juge waxaat nga fi keneen koo xam ne plainte gu ma ba léegi ñu dem nga ne maa ko saaga mu ne ko man monsieur le juge maa saaga Youssou Ndour dafa am lu ma séq ak Youssou Ndour dañoo tegante benn affaire mu lekk sama xaalis Youssou Ndour dafa am problème ak man Assane Diouf ne juge bi Youssou Ndour dafa am problème ak man dañoo teg deal man ak moom mu sàcc ma lekk sama xaalis daw ma saaga ndeyam ne man maa ko saaga
te xam naa tax ma saaga parce que xam naa Youssou Ndour xam na ma dafa am lu ñu séq mu teg ma lekk sama xaalis nekkul n'importe qui laa attaqué dafa am lu ma séq ak moom mu def ko ma saaga ko. mu ne juge bi nag rus fa la juge bi rusee ne ko ok mën nañ la bàyyi nga dem 1 an 1 mois 13 mois 1 an 1 mois juge bi rus ne ko waaw mën nañ la bàyyi nga dem tëj nañ ko 13 mois maanaam 1 an 1 mois juge bi nag bu mu génnee lépp amul fenn fu mu jàpp bu mu nekk Youssou Ndour sa yoon nekk ci dafa am lu ma séq ak moom sama daf ma teg dil ma saaga ndeyam mu ne ko sëñ Ba Abdou Khadre mu ne ko won na ñu wone vidéo ba mu jeex tàkk amul fu mu ko saaga juge ba nag rus comme moom téye nañ fa 1 an 1 mois juge ba rus gàcce di ko rey juge bi ne ko nag ah mun ngaa dem léegi nag comme dëkku bandi la dëkk boo xam ne amul justice dañuy jënd juge yi juge bi Macky Sall la ko fay teg juge bi Macky Sall moo ko fay teg garde lu mu tudd conseil constitutionnel Macky Sall la ko fay teg ah ñoom nag am nañ gàcce yàlla defal na leen gàcce léegi nag xoolal lan lañ wax luñ mujjee wax Youssou Ndour luñ mujjee wax Assane Diouf du moins léegi nag buñ koy bàyyi bisimilah. monsieur le juge ne ko léegi dañ lay bàyyi nga dem mais amatoo droit ba léegi wax ko amoo raison de mu ne ko waaye amatoo droit apparaître ci benn vidéo amoo droit feeñ ci benn vidéo jàmbur wala fenn fooy waxee boobu ba léegi Assane Diouf a ngi def arrêté ko lijjantiwu ko wax mi ngi wax ci Macky Sall mi ngi wax ci Marème Faye mi ngi wax ci Youssou Ndour arrêté wu ko benn yoon waaw sénégalais yi nag ñi nga xam ne xamuñu ku dóor ku fayu lañ xam xool leen juge boobu lu mu wax ko 1 an la dem bàyyi libéré la waaye waratoo saaga waratoo def vidéo waratoo wax waa loolu ban sénégalais yi les hommes de loi les épris de justice ñi xam-xam ñi am xam-xam nañ ma wax ban loi la juge bi di juge nit ba pare amoo lenn loo koy teg tëj ko 1 an 1 mois 1 an 1 mois damm ko double fracture tëj ko ci ay néeg ci ay néeg yu xat après nga amoo lenn lay wax ne ko léegi bul feeñ ci vidéo bul def vidéo bul wax bul léegi wax leen ma loolu ban loi la pénal bi laay waxal li ko juge bi def yéen ñëpp rapportel naa la ko kii nag si mbedd mi laa ne mënuma ko di leen ko tegal ngeen dégg moo tax may déglu di leen ko wax léegi wax leen ma Assane Diouf ak juge bi kan moo gagné après 1 an 1 mois ngeen foog ni yàlla dina ay waay ñii fu ñuy mujjee ay waay ñoom Macky Sall seen biir bàmmel bu leen kenn ñee ay waay fu juge bi di mujjee juge bi rus nag dire fan la waratul wax waratul def vidéo waratul feeñ fenn wax leen ma léegi yéen les hommes de laay wax léegi ñi nga xam ne dañoo farak Macky Sall ma yéen laay déglu wax leen ma lii ban droit la wax leen ma lii sénégalais bu leen ne fi di werante seen biir ak reyante man ak yéen ñun ñoo bokk benn xeex bu leen fi ne di yéen laay laaj lii ban pays de droit la may dégg sénégalais yéen yi naan pays de droit la ñu war ko dédommager ne ko léegi waaw bul saaga bul feeñ ci vidéo bul wax ci vidéo buñ la gis fenn dama rek nga toogi noppali ko je vous pose cette question ba amagu leen réponse de ña fi ne yëpp benn lañ koy defee pour xool kan moo tooñ waaye léegi nag lii yëpp luñ def Assane Diouf double fracture damm dugal ko fu xat isolé ko fa moom kese muy yeewu di sëgg ci suuf di dugg di sëgg ci suuf di génn ñu tagg dammate ko double fracture tëj ko 1 an 1 mois kooku ne dinaa toj seen job nday ngeen a bàyyil saaga yi yéenay hypocrite képp kuy wax loolu hypocrite nga képp kuy wax loolu boo dee yàlla na la safara jël addiya képp kuy wax loolu Assane Diouf boo dee yàlla na la safara jël addiya képp koo xam ni li Assane Diouf daj yow waxoo ko benn yoon waaye yaa ngi wax saaga yi ku ab Macky Sall defoon lii boo génnee waxuma la saaga nday mais di nga damm nday di nga toj lëfal nday Macky Sall képp ku Macky Sall defoon lii képp ku Macky Sall jëloon baayam def ko lii képp ku Macky Sall jëloon yaayam def ko lii képp ku Macky Sall jëloon frère am def ko lii barke alxuraan boo fekkee muy saaga boo fekkee sa frère di saaga wala sa baay di saaga tëj sa gat dox sa dox mais doo ko wax noppil doo ko wax bàyyil saaga yi jàpp ab nit
ñu teg la 1 an 1 mois doog la juge dama leen di rap tëj nit 1 an 1 mois damm tànkam double fracture ba taxaw lu yàgg mënatu ko juge bi di la juger lépp lu mu génne pour teg ko sa kaw mu cóol mu ne la bul def portable il est mu jox la xaalis de wala dara mu ne dama lay libérer mais bul def vidéo bul waxati demal nga tëju ci sa néeg sa kër googu bul génn bul wax bul def dara boobu ba léegi Assane Diouf a ngi def ay live am kan la ñuy teg coono gu mel nii ne la bul saaga man ku ma def lu mel nii waxuma la saaga mais bépp moyen nécessaire bu ma mun dinaa ko teg sa kaw lépp luy moyen lu ma am lu ma yàlla may bu dee bomb dinaa dëgg sa ndey bu dee fetal dinaa tot tot ndey bu dee yet dinaa dëgg sa lëfal ndey lu ma am dinaa ko tot parce que da nga ma bëgg a rey Assane Diouf ci kaso bi comme mala lañ ko def barke alxuraan comme mala goo xam ni mala sax du fa yeewoo day sëgg di dugg di sëgg di génn ñu damm ndey tànkam yéen est-ce que xam ngeen lu Assane Diouf ba daj ba war a am ngor taxaw naan koy bàyyil saaga yi kum ko daloon ci yéen du bàyyi saaga kuñ defoon lu mel noonu du bàyyi saaga kuñ defoon lu mel ni du bàyyi saaga lii la Assane Diouf daj kii nag ku ko jege la ma ne sa papa sax kan mooy wax saaga yi waa ji ne ma man dama dégg sénégalais naan Assane Diouf bàyyi saaga yi sa baay di la dóor naan nangam tànnal sa ndey sama waa ji waxuma téléphone nag mais dama direct ngeen seetaan ma koy tontu direct waaw sama waa ji salaamaaleykum parce que jotuma ko woon tontu ah damay def live nii doon teg say wax mais comme wax yi déjà foorul te maa ngi def live ci mbedd mi léegi ma doon di leen ko transmettre sénégalais yi te bu nga wax dëgg la mon frère la nga wax dëgg la seede nga ci fekke nga ko nday bokk ak ñoom baay bokk ak moom dara mais la ngay seede dëgg rek moo tax nga seede ko te nee nga wax nga dëgg sama waa ji maa ngi lay audio di la wax ni wax nga dëgg sénégalais yëpp nga may déglu seede dëgg ju wër la ñoom ñëpp képp ku naan bàyyi saaga naq fekk nga parce que ci ñoom ñëpp xam nañ saaga te nee naa ci ñoom ñëpp ñu may seetaan kan moo ci ñi may jël kaamil jàpp ba set wecc wala nga jël bible jàpp ba set wecc waat ne barke alxuraan musoo saaga ndey ku ko def tàkk barke allah ilaha illallah jëñ naa ko ci daraja Seydina Mohamed ñëpp ñu naan bàyyil saaga ndey koo ci ku taxaw waat ci kaamil bi wala ci bible bi ne musoo saaga ndey te doo saaga ndey boo meree xoolal da ngay tàkk jëppét wala safara nga jëm kenn waa ji moom lay seede nii ne amul sénégalais yëpp ay wax te sa baay sax da lay dóor ne tey ma toj sa cott ndey sa baay sax da lay dóor di saaga ndey tey ma nangam tànn sa ndey sa baay da lay dóor naan tey ma nangam tànn sa ndey sa yaay da lay dóor naan tey ma nangam tànn sa ndey nitu safara yi buñ la sàccee léegi nga saaga ndey waxuma laa kuñ damm ndey ñaari yoon tànkam buñ la sàccoon léegi buñ la triandé woon léegi nga saaga ndey boo joxe woon sa yaakaar àdduna laa la wax ma jox ma 10 000 francs yi nga yaakaar ma lekk ko barke alxuraan boo may woo may coupé nga may woo may coupé nga ne waaye tey dinaa toj sa cottu ndey yow yéen ñëpp xaalis kese mun ngeen ci saaga nit ndey nit bu leen yore rek ngeen rey ndeyam léegi boo leen ko munee kii ñu damm ndey tànkam tëj ko 1 an 1 mois yéen da ngeen am lu ngeen di wax bullshit Sénégal a bëri hypocrite cottu ndeyam boo reyee ndey hypocrite yi booy Sénégal day vide ay nit benn nit bu la rombee balaa beneen di la rombaat mun nga toog 10 minutes wala 20 minutes wala 30 minutes pour kenn yomb boo doon taal nday hypocrite yi bu la benn rombee balaa beneen di la romb 1 heure de temps mun nga ko def sa tànk di teg